asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet yi yéen ñi seetaan Badoaya TV man la Yaay Fili ñu ngi dalal tey Cheikh Malamine Diatta juriste conseiller départemental de Sédhiou Cheikh Malamine Diatta maa lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf Fili Diop fay naa la maa ngi nuyu seeni internautes yëpp téléspectateurs yëpp di tàmbale nuyoo bi sunu général suñu sëriñ Ibrahima Badwa Dramé ak taalube yëpp ak jullitu yëpp ci weeru koor bu tëdd bi di ñaan yàlla sunu borom yokkal ñu xéewal may réew mi jàmm ak salaam ndax ci jàmm la lépp xaj lii nga xamante ne moo fi lembe woon fii mu feebar yi yàlla na ko sunu borom jëlee ko fii ak ci gox yépp yàlla may ñu sutura ak wér gu yaram ak gudd fan ñu fekkee ay weeru koor yu bari incha allah seeni émission yi it mu gën a jëm kanam yàlla def ngeen am ay rajo ak ay télévision sunu borom mun na ko yàlla na ko sunu borom def jërëjëf. Cheikh bi Sénégal bi mu mooy boppam ba léegi Pakaaw 6 communes mu fexe ba am courant ban gis-gis nga am ci loolu. waaw wax nga dëgg ndax Sénégal du Sénégalu tey Sénégalu maam la Sénégalu papa la Sénégalu askan wi la Sénégal nag luñ doon ñaan mooy jëm kanam Sénégal mun a am koom mun a am développement mun a jëm kanam loolu moo tax bu ñu waxee bërëb bu Pakaaw nag du benn dëkk xam nga lu ñu mun a xam mooy Pakaaw mooy foyer religieuse la foyer religieuse la mun nga ko déggee ne goxum daara la goxum la boo xamante ne diinul islamiya foofu it ñi jàngale nit ñi ci diinul islamiya la ay sëriñ ay walu yu ñoo fa nekk ñoo fa tëdd te ba léegi ay walu yaa nga fa cosaan bu fa nekk ak éducation bu fa nekk mooy tàggat doomu aadama yi surtout ndaw yi xale yi tàggat leen ci wàllum diine ak jox leen ay jikko yoo xamante ne dina tax ñu mun a dund seen biir mais aussi bu nu génnee it dem feneen mun a dund ak doomu aadama yi ci jàmm ak salaam loolu nag mooy Pakaaw nag boo demee ca Casamance tout entière waxuma région Sédhiou rek waaye boo laajee waa Kolda wala laajee waa Ziguinchor ne leen ne yéen fan mooy seeni bërëb yoo xamante ne mën nañ ko considérer comme étant foyer religieux ñoom ñëpp Pakaaw lañ la njëkk a wax donc Pakaaw dimension la boo xamante ne passé na sa superficie ci boppam ndax comme ni nga ko waxee Pakaaw juróom-ñaari commune a fa nekk juróom-ñaari commune donc juróom-ñaari maire ñoo fa nekk wande ñu ne bërëb yooyu yëpp ba léegi kenn gisul leeru courant ab courant tey nga xam ne courant lu bëri la dara mënul dox sans courant suñu doom yaa ngi dem école bu 19 heures passé xale bi mëntul jàng ay leçon bu dee xanaa papam jëndal ko sondel xoolal ma loolu rek sondel ab sondel boobu sax léeg-léeg du am daanaka xale bi bu reeree xanaa mu dem tëdd ay bërëb boo xamante ne poste de santé yaa nga fa
poste de santé bu amul courant te ñëpp xam nañu ne am na ay façon garab yoo xamante ne ay xeetu garab yoo xamante ne kooku moom pour que mu mun a nekk garab te yàgg ak yow faaw mu am courant ndax il faut que ñu maintenir ko au froid ñu def ko ci lu sedd waaye loolu amu fa te jamono bu ñu toll nii jamono ordinateur la jamono ordinateur boo xamante ne xale yi ndaw léegi ñooñu la ñuy tàggat ci wàllum ordinateur pour que xale yi balaa ñuy màgg ñu mun a outil yooyu su ko defee suba seen njàng mun a gaaw alors bu fekkee ne suñu xale yi ñun xamuñu sax lan mooy ordinateur suñu mairie yi ci boppam tey ñu nekk ay mairie yoo xamante ne dañu war a nekk au service des populations di defar ay këytu population yi di defar ay rapport yu war a gaaw dem di defar ay projet mais bu fekkee ne ñoom amuñu ay ordinateur même bu ñu amee ay ordinateur mënuñu ko jëfandikoo alors donc fu mu ne nii wax dëgg yàlla pakaaw defe naa moo tolloo ginnaaw boo xamante ne mérité wu ko ndax pakaaw mu ngi jëfam ndax pakaaw bërëb ñaan la pakaaw boo xoolee ñaan yi bu jotee ziyaar yi bu jotee nit ñi dañuy jógee Guinée Conakry nit ñi dañuy jógee Guinée Bissau nit ñi dinañ jógee Sierra Leone ñoom ñëpp ñu ñëw ci ay gàmmu ca pakaaw nit ñi jógee Gambie nit ñi jógee Mali ñoom ñëpp dañ jógee parce que boo xoolee sant yi nekk pakaaw sant yooyu noonu ñoo nekk Mali donc ça veut dire que mbokkoo dafa nekk seen diggante mais également ñoom xam nañu njëriñu pakaaw ñi naan pakaaw mu ngi ci Sénégal waaye au sud du Sénégal lañ nekk ñoom dañuy def fay ay xaalis pour mun a ñëw foofu wande est-ce que Sénégal bi nga xamante ne foofu la soxeexoo est-ce que Sénégal boobu xam na valeur am est-ce que Sénégal boobu xam na valeur am loolu moo tax ñu am yaakaar ne li am nii warul am lu war a am mooy mu am lu mel ni courant ndax mun a jëf li nga xamante ne moom la war a jëf ca liggéeyam ci xalaatam ci bépp liggéey bi nga xamante ne moom lay def waaw. Cheikh bi est-ce que mun nañu wax émergence ci dëkk gox bi nga xam ni amul courant. waaw xam nga émergence mooy xawma nuñ koy mënee wax ca olof waaye émergence mooy alhamdulilah rek daanaka da nga xawoon nekk foo xamante ne fu fat léegi yaa ngi feeñ di am nooy bu bees nooy bu neex daanaka léegi yaa ngi am oxygène parce que boo xoolee émergence ci kàllaama tubaab mu ngi mel ni ki nga xamante ni mu ngi woon ci biir ndox ci suufu ndox léegi nag def na ay jéego ba génne na bopp bi léegi mu ngi nooyu ngelaw li ci biti loolu mooy émergence alors léegi émergence nag ci courant la tàmbale waaw léegi foo xamante ne fii lii sax amuñu foofu ndax courant amu fa te fii la courant balaa muy ñëw fii lii ñooy njëkk a ñëw donc foo xamante ne fii li amul sax kon kooku naka la courant nekku fa kon émergence waruñu ko mën a wax foofu ci bërëb pakaaw te li nga xamante ne moo am solo muy 7 communes alors donc ba léegi ñooñu amuñu courant donc wax dëgg yàlla pour ñu wax dëgg rek émergence tàmbalewul ci pakaaw waaw parce que pakaaw boo xoolee comme ni ñu koy waxee du benn dëkk mais ab bërëb bu yaatu nga xam ne ay téeméeri dëkk fa nekk déjà 7 communes moo fa nekk te commune bu nekk mun na am ay 20 villages donc boo xoolee mais ñu ne la pakaaw boobu réew la dëkk ba la boo xamante ne dafa tëdd ci cosaanu diinul islamiya ay wali yu ñoo fa tëdd mais wali yu yooyu tamit dafa am lu ñu fa def ci wàllum ñaan ci wàllum jëm kanam Sénégal gépp pakaaw def nañ fa ñaan boo xamante ne mu ngi mel ni
cin boo xamante ne da nga koo teg waaye saxaaram boobu di dem kooku ñaan la buy wasaare ci réew mi yépp wande ñaankat nag moom mu ngi def liggéeyam waaye ñi nga xamante ne ñooy njëriñoo ñaan yooyu war nañ delloo njukkal li nga xamante ne mooy ñaankat bi nit boo leen amee ilimaan yéen seen ilimaan yéen a koy defaru yéenay bañ mu xiif yéenay bañ mu sonn waaye pakaaw nag comme nuñ ko waxee ñoom dañoo nekk jàmbur boo xamante ne tàllal loxo dafa nekk lu leen sonal lool wande jamono dafay dox yàlla si boppam dafa bëgg li nga xamante ne li nga bokk ci li nga bokk nga laaj ko li nga xamante ne sa moomeel la nga laaj ko loolu du saraxu du dara mais loolu ab cër la boo xamante ne dang ci bokk ci Sénégal kon lu Sénégal am feneen yow tamit war nga koo am ci sa pakaaw waaw. Cheikh Malamine Diatta acte 3 de la décentralisation indi na pakaaw 7 communes léegi ban acte moo war a indil pakaaw courant. wallaahi li nga wax nag wax dëgg yàlla parce que xam nga acte yi ñuy wax nii acte yi du ay wax kese acte yi ay jéego la bu réew bi def ay jéego boo xamante ne jéegoowu jëm kanam la acte boo gis boo fa yeggee rek nga war a xool sa bopp nga war a xool sa bërëb di nga fi gis naat boo xamante ne ba ne bu ma commencé ba ma ñëw ci acte 1 bi lii la ma jural ba jógee foofu acte 2 bi lii la ñu jural acte 3 bi lii la ñu jural waaye dañu constaté ne depuis acte 1 bi moo indi communauté rurale yi léegi ñu jógee foofu ñu dem ci acte 2 moo indi région yi régionalisation ñi ñëw ba acte 3 moo méngoo ak jamono président Macky Sall moo indi commune intégrale yi moo indi bërëb bu ne ay commune waaye léegi ci wàllum développement te développement wàllum émergence ci courant la commencé waaye pakaaw amul benn courant kon ñaata acte mooy indi courant bi kon c'est vrai que question bi am na solo war nañ ko mun a poser léegi ñu laaj ko Macky Sall acte ñaata mooy indi pakaaw courant xanaa ñu laaj ko président bi te ñu ngi koy ñaanal mu bàyyi ñu xel bu baax ndax kenn gënu koo xam pakaaw moom xam na pakaaw boobu parce que liggéeyal na ca bërëbu Sédhiou moom ku fa liggéey xam nga lan mooy pakaaw et président wax dëgg yàlla ñun mun nañ jàpp ne waa Sédhiou la ndax président jamono bu mu defoon boobu jamono nekkoon jamono de sa jeunesse mu nekkoon jamono bi nga xamante ne mu ngi exploiter n'est-ce pas donc sa profession mu doon wër ca Sédhiou yëpp seet fan la koom-koom mun a nekk ci wàllum énergie ci Sédhiou kon moom bu yàlla defee bu dem toog n'est-ce pas ci pouvoir bi am na nu yaakaar ne bërëb bu mi nga xamante ne mel ni pakaaw boobu tamit war na mun a ñam ca mos ci émergence bi pakaaw war naa mos ci émergence parce que ñun dégg nañu te ñun fu ne la ñu nekk léegi Tivaouane bu jotee dañ fay dem Touba bu jotee dañ fay dem Ndiassane bu defee dañ fay dem Kaolack bu defee Niassène yi dañ fa dem léegi ñooñu gis nañu ne seen foyer religieux yooyu leneen la ñuy wax leneen la ñuy wax lu dul ay affaire courant donc ça veut dire que est-ce que pakaaw bu nekkee foyer religieux est-ce que état bi considéré na ko comme foyer religieux en tout cas waa Guinée-Bissau de considéré nañ ko noonu waa Guinée-Bissau ñoom dañoo dem ba jàpp ne foofu noonu la war a mel rek parce que bërëb ñaan la boo xamante ne foofu warul am éclairage ñoom dañuy dem ba jàpp ne parce que ñoom dañuy xam ne Sénégal moo leen ëpp moyen ñoom Conakry xam na ne Sénégal moo ko gën a développé waaye mënuñoo comprendre foyer boo xamante ne ay Gambie ay Mali ak yëpp di fa teew te ñoom ba léegi amuñu courant ñoom bu ñu nekk ñëwee foofu ci ziyaare yooyu ci lëndëm bi la ñuy nekk ba bu ñuy ñibbi dafa ruslu waaye dañuy jàpp yàlla rek sant yàlla comme ñun foofu ñaan mooy suñu seen liggéey foofu góor yaa ngi foofu góor yàlla ngeen foofu ba léegi di ñaan rek di ñaanal Sénégal waaye nag état xam ne foofu tamit foyer religieux la na jëf
li nga xamante ne mooy cëru Pakao mu cëral ko mu sedd ko waaw. Cheikh bi léegi lan nañu mën a def ba yemale ay commune waaw commune nag pour bon wax bi noonu la yemale mooy wax bi bu ñu amee ñun ñëpp suñu pap waaye nu mu la jëlee di la dugal école di la yóbbu hôpital di la faj di la def pour que noonu la war a def si man tamit loolu mooy yemale loolu mooy am baay bu baax am baay bu yemalee njabootam waaye nga ne lii foyer la bële foyer la kii nag foyer bële boo foo tollu nga gis ko ci leeraayam bii foyer moom mu ngi ci lëndëm boobu moom wax dëgg yàlla même waa Touba dañuy ñaan Sénégal yépp leer waa Tivaouane dañuy ñaan boo leen déggee nga xam ne sëriñ bi vraiment xolum ñëpp la xolum yëmale Sénégal surtout ñoo xamante ni seen dund du daral du diinul islamiya jàng alquran ak yooyu ñooñu ba léegi nekkuñu sa yéen ñun waxuñu égalité parce que égalité moom yemale képp déedéet amul parce que mais dañu bëgg bu ñuy amee fukk ñun tamit ñu am juróom loolu la ñuy wax te loolu dafay yomb ci dégg-dégg dafa war a simple ci compréhension wallahi ni ñuy def mooy maire yi mun a xam ne dañ leen fal te population yooyu ñoo leen fal ne leen yéen maire yi ñun amuñu xam-xam yéenay sunu xam-xam ñun amuñuy bët yéenay sunu bët ñun amuñuy nopp yéenay sunuy nopp ñun amuñu tànk yéenay sunu tànk fu nu mun ta yegg yéen ñi fay yeggal su ko defee dimbale leen ñu ngeen seet lu baax si ñun ngeen defar ñu ko waaye maire bu fekkee ne yow kenn mënu dara demal seetu sa mbokk bi ngeen bokk ngeen dem wala 7 maire yëpp boole nekk benn ñi dem ci état bi dem wax ko joytu ko li nga xamante ne moo xew foofu mais bu fekkee ne ñooñu président de la république benn maire benn conseiller sax boo ko bindee lettre bu gisee sa lettre da lay recevoir à plus forte raison ay kàngam ay maire lu mel ni 7 juróom-ñaar ñoom ñëpp booloo nekk benn ne suñu gox bi doxul suñu gox bi mu ngi ci lëndëm dañoo booloo ñu dugg ci benn oto ñu ñëw ci président de la république pour mu recevoir ñu ndax ñu seet naka la ñuy saafarale jafe-jafe suñu kaw ga waaye loolu bépp président bu ko dégg ne waa Pakao lii la ñu wallaay dina leen recevoir te jamono bu ñu toll nii defe naa tey président mu ngi recevoir ay commune de tey dégg naa ko président mu ngi recevoir ay commune te bu ñu ne ay commune ay maire lay recevoir waaye ndax maire yi dañuy wax affaire courant bi foofu c'est ça la ñuy ñaan yàlla ñu wax ko wande ñoom nañu xam ne population yi dañu leen di fal est-ce que ñoom xam na lu tax ñu fal leen est-ce que ñoom mën nañ seen liggéey ñun xamuñu ko waaye ñoom xam nañ ko waaye lu ñu mën a xam mooy population bi dina jël ay responsabilités am ci wàllu woowu lu ñuy ñaan yàlla mooy suñu maire yi suñu yoon yi defal ñu liggéey bi waaye bu ñu ne population mooy jogandoo ñu def interpopulation loolu mun na dem ba ëpp loxo mel ni ay mouvement ay soulèvement loolu baaxul loolu moo tax lu gën a yem lu gën a simple mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jiital ci gox yi ñooñu mun a gisante seen biir ñu dem plaider ñu dem joytu li nga xamante ne mooy jafe-jafe Pakao Pakao nag wallahi bërëb la boo xamante ne liggéeyam du dara lu dul ñaan lu dul jàng alquran lu dul éducation xale yi pour ñu nekk ay nitu modèle ñu mun a dund seen biir bu ñu génnee it ci biti mun a dund bu sell ak doomu aadama yi nag boobu bërëb bu ñu ne 1960 ba tey boobu amul lu mel ni Coran léegi nag ay dooma fay juddu ñuy dem école ñuy faju hôpital léegi nag ñii am bu ñu demee ci yenn communes ñu am lépp poste de santé ak hôpital mais fii waxuma la hôpital ay poste de santé sax amuñu bépp courant donc loolu neexul dégg sax ci réew mi mel ni Sénégal neexul la dégg waaye bu ma amee yaakaar ni man li ngay xam ne moom lay joytu fii moom lay wax nii bu ko président déggee wallahi dinañu neex lool pour que mu xam ne
gox-goxaan yaa ngi fa te vraiment ñu nekk ci ay jafe-jafe pour que ñu dimbale leen ndax ñoom tamit ñu ñam ci li nga xamante ne mooy émergence. jafe-jafe courant bi nga xam ni askanu Pakao mu ngi koy dund ban taxawaay la askan bi war a am. taxawaay bi mooy lan mooy taxawaayu intercommunalité. cette commune wallahi bu ñu waxtaanee seen biir ñu poser doléance état dina mën a réagir ndax am na lu ñuy woowee ay jéego yu yemale jéego yu liggéey ci bërëb mais lu tegu ci yemale daanaka région bu nekk am na gouverneur waaye région bu nekk war na am ndox waay war na am électricité waaye Pakao amul ndox amul électricité Pakao ba léegi ba jamono bi ñu teen la ñuy naane nii bu ñu jógee ca ñi bi ñu ñëwee ci ziyaara ba ci ziyaara Karanta ba moo xam ziyaara Mankonom moo xam ziyaara Sumbundu da ngay gis ay waa Guinée Bissau ñi indi ay Evian pour le temps lu ñuy naanee foofu parce que ñoom même bu fekkee ne ñun gëm nañu suñ teen boobu mais ñoom dañ koy bàyyi xel parce que léegi jamono yi nii ngay dem di root ci teen di naan bu ko waa dëkk bi mun koo def mais gan yi duñ ko ñemee def duñ ñu wax dara waaye duñ ko ñemee def dañuy ñëw ak seen i Evian da ngay gis seen biir oto ay litre Evian mooy ñëw lu tax parce que dañoo sipp ndox bi duñ ko wóoluwut kon courant amul ndox amul eau potable amul pourtant ils ne sont pas loin de la nappe phréatique donc loolu dafa nekk loo xamante ne doo ko ñemee sax yàgg wax ndax dafa ruslu mais aussi dafay révolter nit mais am naa yaakaar ne Pakao lu mu xam mooy nga wax sa dëgg wande nga continuer di jaamu yàlla di muñ xam ne loo am yàlla moo la koy jox loo amut nag na nga muñ nga sant yàlla loolu moo tax Pakao mu ngi ci fondé ci watawaasaw bil haqq watawaasaw bis sabri loolu nag nañ ci bàyyi xel waaye ñaan yàlla wax yi kaddu yi amaana man mii di ko waxee maa munul nuñ koy waxee nu ci dal waaye li ma si jublu may wax ko ci dal ndax nit ñi mun a dégg contenu bi waaye bu ñu xool samay réaction loolu la ñuy ñaan yàlla ñëpp déggee ko noonu parce que pour ñu am Sénégal bu baax Sénégal bu normal yow waa Ndakaaru boo amee lii na nga wax état ñun am nañu lii waaye Pakao amul loolu bu fekkee ne maa ngi ànd ak yow foo nekkul sax war naa sa jafe-jafe war naa koo war a mën a wax yàlla bu ko gisee loolu ci diggante nit ñi day defaral yépp waaye bu fekkee ne ñee di sedd ñii duñu am loolu nag boobu inégalité la boo xamante ne dafay ñëw ci injustice sociale te loolu Sénégal ñaanuñu ko yàlla réew jàmm la ñu ñaan Sénégal benn bopp la kenn mun koo xar ñaar waaye nag bu fekkee ne bopp bi fii dafay am ndox fii du am ndox boobu moom dañ koy dal di xar ñaar rek parce que ci yaram bi tànk bi nga xamante ne dina baaraam bu méttee ba kenn mënu koo kii dañ koy mujj dàgg te loolu nag loolu baaxul ci Sénégal ñëpp benn nañu lan on souhaite un développement global pour que Sénégal yëpp jëm kanam macha allah te bu ñu fàtte ne ñun Pakao boobu dafa nekk aussi ci région frontalière ñu nekk en frontière avec les autres pays te pays yooyu tabaarkalla la macha allah boo xoolee Sénégal ñoo leen tànn ci wàllum développement mais boo nekkee ci Pakao dëkk yi nekk ci wetu yooyu ñoo tànn Pakao ci wàllum développement donc boo xoolee il y a problème kon taxawaay bi mooy ñii nga xamante ne ñoom mooy maire yi nañu am taxawaay comme am nañu possibilité dem ci président te président jamono bu ñu toll nii président initié na ay projet yu bëre projet xëyum ndaw yi mu ngi ci jamono yi barke Demba Ndiaye rek la recevoir ndaw Sénégal yëpp waaye projet aussi cëral Pakao mun na nekk projet cëral Pakao
mun na nekk sedd pakaaw mun na nekk projet parce que loolu yëpp ci li nga xamante ne rétablir la dignité de l'homme humain sénégalais ci la bokk kon di ñaan yëpp ñun ñëpp ñuy ñaan yàlla sunu borom def ci jàmm surtout ci weeru koor gi yàlla def ci jàmm ci wàllum développement ci wàllum émergence ay wax nii bu mu nekk ay wax kese émergence du wax kese wax bu baax la bu am solo la bu war a am contenu la te contenu boobu war nañ ko constater partout ci Sénégal loolu moo tax terroir bu 7 communes bi nga xamante ne ba léegi amul courant loolu du dégg-dégg bu baax kon di ñaan yàlla président mu sedd pakaaw incha allah. sa mot de la fin. mot de la fin mooy di leen ñaanal. di leen ñaanal borom machine ya mooy général Ibrahima Badoua Dramé di ko ñaanal ci barku waajuram mi nga xamante ne mooy Arfam Bakary di Terema Badoua kooku waliyu la woon waliyu bu mag boo xamante ne pakaaw ñëpp a ko xam toogoon na fi sax Ndakaaru ca Grand Yoff toogoon na ca Grand Yoff mais bu waxtu bi ñëwee pour que mu dellu kër ga dellu na kër ga mu nekk wàllu kaamil nga xamante ne nit ñi fu nekk la ñuy jógee di ko fekk si ci leeram bi ci barkam bi yàlla sunu borom def jàmm ci pakaaw def jàmm ci Casamance def jàmm ci région Sédhiou def jàmm ci Sénégal ki yëpp vraiment di wax état bi nañu wàllu parce que ñun capitale administrative dañuy naan Sédhiou ñun ñëpp dañuy naan Sédhiou lañ jógee mais capitale spirituelle ñun ñëpp dañuy wax ni pakaaw lañ jógee donc pakaaw muy la capitale spirituelle donc nit ñi bu ku nekk dellu sa kër ci sa foyer religieux ci sa cosaanu islam ñun amuñu beneen jëmukaay lu dul jëm pakaaw waaye nag suñu jëm pakaaw boobu bu ñu jógee Ndakaaru ji ñu dem ci suñu lëndëm boobu wallahi dafay metti ci xol kon nag ñu ñaan yàlla beneen acte ñëw acte boo xamante ne pakaaw dina mën a commencer émergence am kon di leen gërëm di leen sant moom laa am li ma leen di wax jazakumullah xayr. Juriste conseiller départemental de Sédhiou ñu amoon mbégte ak kontaante doon di ko dalal ci suñu plateau di ko ñaan yàlla defal ko jàmm yàlla gën a wéral cër yi ci barke alxuraan karim lépp li nga xam ni mu ngi koy yóotu yàlla na ko fa suñu borom bi defaral ci darajee Nabi Moustapha ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen numéro kàddu yi lépp lu ci rafet nag suñu borom la lépp lu ci dëng ci ñun la maa ngi nuyu sama caméraman Almami di nuyu sama réalisateur général Ibrahima Badoua Dramé ñu ngi leen di jox di daje ci beneen numéro ci Badoua TV.